salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu gannaaw ba ñu sant yàlla ñu ngi fi nag ci Saly ànd ak seen télévision bu mag bi di Jàmm TV tey nag ñu ngi ñëw seet si benn responsable politique un homme social bu ñuy wax Amadou Bella Diallo ñu ngi fii ci Saly nag su ko defee nag ñu dugal leen biir Saly dugal leen wan leen kan mooy Amadou Bella Diallo l'homme social bi nga xam ne mooy l'homme de Saly moom nag mi ngi yor benn mouvement boo xam ne mooy ànd defar Saly bokk nag ci mouvement boobu nga xam ne mooy gëm sa bopp bu Bougane Gueye ngir mën a nekk candidat fii nga xamante ni si mooy élection municipale yi fii ci Saly janvier 2022. mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. agsi nañ ci fii nga xamante ni si mooy li ñu leen waxoon sànq à l'entrée de Saly ñu ñëw seet si un responsable un homme boo xam ni gars yi dañ ko wax ni c'est l'homme l'espoir de Saly c'est un homme social daañu ci agsi ci biir waxtaan wi mais il s'appelle Amadou Bella Diallo mooy nit koo xam ni defe naa ni kenn dootu ko laaj ci réew mi waxuma la fii nga xam ni mooy Saly moom nag responsable la boo xam ni tax ñu seet si ko à travers télévision bi di Jàmm TV dañu xool ni ay yëfam doxam ak waxam lépp mi ngi nekk ci social macha allah ci def lu baax ak wane lu baax looloo tax tey Jàmm TV jóg uniquement ñëw pour seet si ko Amadou ñu ngi lay ziar di la nuyu. maa ngi leen di dellu ziar bi di leen nuyu di leen dalal fii ci siège u ànd booloo defar Saly mu nekk mouvement bi nga xam ne man maay président bi di ko jiite ñu bokk ci li ñuy wax la grande coalition gëm sa bopp. jërëjëf Amadou gannaaw bi nga bokkee ci coalition boobu di gëm sa bopp mais yaa ngi yor sa mouvement boo xam ne muy ànd booloo defar Saly mën nga ñu wax tuuti ci mouvement boobu. waaw loolu dama ci am contenté ak mbégte pour wax leen jeunesse du mouvement ànd booloo defar Saly ànd booloo defar Saly mu ngi toll ci 14 mois parce que man ci sam bopp musuma def politique mais bi ma ñëwee fii à Saly constaté ay manquements yu bëri ci laa jóg dem ci autorités yi nga xam ne ñoom la yàlla dénkoon dëkk bi ma dem waxtaan ak ñoom seet donc ana lan mooy solution li nga xam ne buñ ci jàppee xëy na dina gën a baax mais dañoo déggawul ci waxin ak déggin parce que bi ma demee proposer leen sama soutien sama appui ñoom dañ ko dégg que ne ñoom ci seen bopp laa bëgg a soutenir wala ñoom ci seen bopp laa bëgg a appuyer alors que man li ma taxoon jóg mooy askanu Saly ba tax na que ne jubóowuñu ci ay kàddu ay projets yi nga xam ne dénkoon nañ ma ko ma donc ci yëngatu mais xam naa dinañ ko gën a détaillé ci kanam donc bi ma ci demee ba ci biir gis naa que ni ay jafe-jafe yu ci amoon ba tax ma retiré wu toog bi ma retiré woo toog ay kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi ñëw seet si ma ne ma lépp dégg nañ ko lépp xam nañ sa yéene ci askanu Saly xam nañu sa bëgg-bëgg léegi daal liñ lay ñaan bu fekkee ne ngir yàlla moo taxoon ngay def donc da ngay dëggal sa bopp nga samp sa ndënd bu ko defee askanu Saly dinañ la jox bopp bu boobaa lii sa yéene nga mun ko mottali donc loolu moo tax que mouvement ànd booloo defar Saly judd. kon bu ma la déggee mu mel ni social bi ngay def bëgg gi nga bëgg Saly parce que gis nañ ni yow amuloo benn ndombal tànk boo xam ni am nga ko biir Saly mais gis nañ fi lu ci mel ne lycée yi nga wutal leen ay bus yu leen di yóbbu dem nañ ku ci mel ne bis bu mag bii ñu gis tamit encore nga indiwaat ko muy bis boo xam ne 70 places la bien climatisé am télévision am ay toilettes ci biir boobu maa ngi ko doon gis pour une première lan moo tax yow amuloo benn ndombal tànk ba pare nga jël yu bari di ko def ci biir Saly te yoragoo dara ci biir maire bi. waaw loolu xam nga du tey la door parce que bi may dëkk Saly ak léegi 2014 la woon 2014 bi ma ñëwee ci projet yi nga xam ne maire bi joxoon nañ ma ko pour ma jàppale leen ci bokkoon na ci benn projet marché benn projet hôpital ak benn projet centre islamique boobu nag man moom laa waxoon ne ma laa njëkk a barkeeloo lu tax ma ci barkeeloo parce que xam nañ que ne Saly c'est une ville cosmopolite dox daje la façon bu nekk moo fi ñëw façon culture bu nekk façon jikko bu nekk te suñuy njaboot dañu évoluer ak ñoom pour aar leen moo tax ma ne donc ci laa njëkk a barkeeloo centre islamique bi nga xam ne bu fekkee ne diine ak islam jiitu na ci seen dënn du ñu yomb a këf looloo taxoon ma ne woon damay barkeeloo ci centre islamique bi mais bi ma demee ba ci biir gis naa ci ay jafe-jafe parce que bi ñu commencé wax naa leen que ne man bëgguma li nga xam ne dañ koy wax di ko waxaat bu fekkee xas nañu décider ba jàpp dara bu ñu waree commencé nañu commencé rek
parce que loolu mooy sama habitude man du ma diggaate damay def ba tax na que ne bi ñu ma waxee que ne pour projet bi ma jëlee projet bi dama leen ci saa si bëgg naa ñu commencer le plus rapidement possible ci lañ wax que ne léegi site bi nga xam ne foofu la ñu war a tabax centre islamique bi ñoo ngi koy lijjanti mais mën nañu commencer liggéey bi ci jumaa bi ñu wax Tappé ñaan naa leen yàlla bu ñu paree fii après ñu dem doxantu ngeen gis fa waxtaan ak waa jumaa ji dina am lu bari li nga xam ne dina leen ko waxaat foofu ci situation bi ma demee nag waxtaan ak ñoom commencer liggéey boobu ma dem ba mool fa lu ñu wax 91 tonnes 91 tonnes brique maa jënd suuf maa jënd ciment maa jënd grain de riz mool yëpp dañ leen vibrer fay main d'œuvre ndox bi ci boppam man maa ko jëloon en charge parce que ci robinet jumaa ji lañ ko branché woon man maa doon fay facture période boobu parce que am na leen benn partie bi sama liggéey la woon moo tax nag bëgg moo nekk di xëccoo ak ñoom di wax ne da ngeen di fay lii ma fay lii donc mais dama jëloon facture yëpp en charge donc durant bi nga xam ne moom lañ fa nekkoon doon liggéey bi ñu demee ba mool ba pare ma jënd 80 tonnes fer 80 tonnes fer yooyu bi mu ko jëndee bëgg kaa indi ma laaj leen nag site bi léegi nañ ma ko won parce que nit ki mënul moole foofu jënd fer yóbbu foofu après du wataat leneen lu ñu fay dolli déjà quartier bi dafa xat encombré woon nañ ko bu baax a baax sax bi ma leen laajee nag ci lañ wax que ne site bi dafa am problème duñ ci mën a ci jot parce que dugg ci ay détails daal mais solution bi mooy que ne jumaa bi ñi nga xam ne foofu lañ doon móole dañu mujjee toj jumaa jooju tabaxaat ko man fu ñuy toj jumaa ñaanuma yàlla fekke ko waxtaan bu ñu koy waxtaanee sax pour toj jumaa ñaanuma yàlla bokk ci waxtaan boobu ba mu nekk que ne man maay joxe ndigal pour ñu toj parce que moom ma sam bopp donc loolu moo indi réeroo sama diggante man ak ñoom ba centre islamique ba ma waroon tabax fii biir Saly mujjul antu parce que ci diggante bi man li ma jàpp que ne suuf si dañ kaa jaay ci diggante bi parce que plan yi maa ngi ko yore ak cachet architecte te architecte bi nga xam ne déplacé wu na yor cabinet bu mag biir Dakar bu ñu ko santee mu def ay projet yaakaar naa lu gën a néew dina déplacé wu sur le site jëlal boppam ay mesures am bu jëlee boppam ay mesures am mën a dessiner un plan parce que mu xoolaal par rapport ak paysage fi nga xam ne foofu la ñu implanté centre islamique mu xool li ñuy wax insertion paysagère bu ko defee dina xam ban façon centre islamique la fay tabax donc bu ñu demee ne ma suuf soosu nag amatul ba dañuy toj jumaa ji donc foofu la réeroo am sama diggante ak ñoom Thierno Bachir Tall di papa ci man bi ñuy waxtaan ci benn ci suñu waxtaan mu naa ne ma am naa suuf bëgg naa nga tabax ma xam ma fa jumaa bëri naa ñi nga xam ne taxaw nañ pour tabax jumaa foofu mais man maa nanguwul mais yow sa alal wóolu naa ko donc moo tax ma bëgg nga tabaxal ma foofu jumaa mooy fi ñu waxee caar pël ci Louga voilà léegi nag loolu bokkoon na benn ci ay réeróo yi nga xam ne amoon naa ko ak ñoom ak yeneen yi nga xam ne amaan na ba ci wàllu budget beeg wàllu leneen ak leneen ba tax na que ne finalement ma ne lu mënul ñàkk daal. lu mënul ñàkk loolu moo tax ñu bari taxaw nii war nañu gis nañ li ngay def ci dëkk bi kon war ngaa mën a dëggal sa bopp ngir ñu ànd ak yow. ngir nga jël ndombal tànk bi nga xam ni moom mooy maire bi macha allah mais gis nañu ma ñëw ci élèves yi gis nañ ci élèves yi sànq am na ay élèves yu ñu doon laaj. ci problème mu bis bi nga xam ne jëndal nga leen ko indil leen ko ba wàññil leen transport xam naa balaa ñu duggal ci waxtaan ñu déglu tuuti élèves yi seen kàddu yi nga xam ne sànni nañ ko. soxna si na nga def. maa ngi fi. mën nga ñëw wax tuuti ci Amadou Bella ci li nga xam ne moom la leen offrir. Amadou Bella moom lu mu def si kii bi mu ngi fii soog a am parce que lycée bi yàgg na fi. élèves yi dëkk nañ fu sori dañuy paas di ñëw te parfois seen parents yi duñu am paas. te parfois tamit mën nañoo tardé oto du am lii daal. yéex na koo def daal te tamit day gën a kii ni ñaax nit ñi pour ñu votel ko parce que lu mu def ni lu baax la mu fi soog a am tamit. xanaa gërëm ko di ko sant rek waaw nag te defar nañu li nga xam te ne lu rëy la dox bi fii ba Saly sori na torop Amadou nag jàppale ñu indi ñu bis bi luñ mën a def mooy jàng gërëm ko tamit. xam naa Amadou moom mën naa nag tamit mu gagné parce que lu mu def moom rëy na torop te ñëpp gis nañ lu mu liggéey kontaan nañu waaw. franchement nag dañ koy remercier bu baax parce que c'est pas la première fois quoi. Cette année commencé na ko depuis le mois d'octobre après l'année dernière man maa ngi soog a ñëw ci lycée bi première nañ ci kii léegi première année bi au seconde bu mu ñëwee fekk fi bis bi ñu ma laajtee tur bi ñu ne ma kii Amadou Bella voilà si laa ne c'est un homme bien bref parce que ñun fi ñu jugee déjà dafa sori si nañ ñëw fii après ñuy jàppale au fil du temps xam nga moyens yi demoowul noonu passe bi dafa mujjee wàññeeku vraiment c'est un homme exceptionnel boo xam ne franchement comité de Saly bi yëpp war nañ kaa mise en exergue quoi
Bah oui, il le mérite franchement. Mën na nekk maire de Saly, bah voyons. Mën na ko nekk parce que déjà il a rempli toutes les moitiés des conditions conditions yëpp remplir na ko. Donc il mérite être le maire de Saly quoi. Donc c'est un homme franchement exceptionnel parce que bref, lu mu defal nii ñeneen ñi renduñu sax compte. Il est génial quoi, loolu lañ mën a wax. jërëjëf gannaaw bi ngeen seetaanee élèves yooyu nga xam ni wax nañu li nga xam ni moom la Amadou Bella bi nga dégloo xale yi ñu wax ni lan nga ci am loo ci dolli. non li ma ci dolli moo rafetlu ko rek parce que bokk na comme li ma la wax rek bi ma ñëwee yéen bi moo doon jàppale. te Saly lycée bi nekkul biir Saly. lycée bi dem ngeen fa mu ngi ba Malicounda boobu mu nekk nag am na yenn dëkkuwaay yi nga xam ne ils sont à plus de 10 kilomètres élève bu dëkk à plus de 10 kilomètres jàngukaayam te ay waajuram seen loxo jotul seen ginnaaw donc dafa indi ay jafe-jafe pour xale bi indi jafe-jafe pour parents yi te man li ma jàpp teggin la woon que yow en tant que autorité ñu dénk la njaboot askan wi yëpp booy jël yenn décision yu tolloog dem wax leen nañu génne lycée bi Saly donc waroon nga dajale élèves yi dajale seeni parents consulter leen waxtaan na ñoom diisoo ci ak ñoom balaa ngay jël décision bu toll que ne da ngay jël lycée bi génn ko biir Saly parce que lycée bi fii la nekkoon biir Saly en 2012 lañ ko génne Saly yóbbu ko Malicounda léegi nag loolu bi mu amee man bi ma ñëwee gis situation yooyu dama ne pour que xale yi seen xel nekk ci lu ñu jàng ñaari situation moo am première situation bi mooy ñu delloo si lycée bi ci biir Saly wala ñu yombal xale yi seen déplacement pour dem jàngi mais comme yoruma ndombol tànk bi tax que mën naa jël décision. mais yooyu da nga ko def ci sa propre gré. sama initiative personnelle. du lenn lu ñu ma dicté ci laa jël gis que ne pour yombala leen mbir bi ma ne naa jënd bus en attendant mu leen di transporter ba ma xool impact bi nga xam ne dina ko am ci seeni résultats scolaires. mais xanaa yooyu dafa am ñu lay jàppale da nga am ñoo xam ne dañu lay jàppale ci loolu. non ba fi ñu toll nii amul benn partenaire bi nga xam ne jàppale na ma ci li may def am na ay partenaires yi nga xam ne maa ngi doon waxtaan ak ñoom d'ailleurs am na benn projet hôpital bi nga xam ne amoon na fii biir Saly partenaire bi indi naa ko ba fii ba mu toog ak waa maire bi waxtaan ak ñoom mais mujj ñoo juboo parce que yéeni waa maire bi moo doon mu yëkkati alal bi ñuy tabaxee hôpital bi mu jox leen ko pour que ñoom ñu gérer seen bopp tabax. mais léegi rek gis nañu nga jëndaat beneen bus. waaw bu bees boo xam ni bis boobu bi ma ko visité léegi muy bis bu mag bi ngeen di xool nii. dañu ko gisee léegi muy bis mag boo xam ne dafay jël 70 personnes bien climatisé loolu yëpp pour nga def ko ci njàngum xale yi pour seen njàng mën a réussir. waaw xale yi jar nañ ko parce que xale yi ñooy avenir u dëkk bi. te sànq damay wax eggalewu ma donc nga interrompre ma dugal sa question. moo tax may finir rek laaj bi nga xam ne moom nga ma laajoon. ba tax na que ne bi ma gisee lool il fallait que absolument ma am lu ma def ci wàllu njàng xale yi. bus boobu nag bi ma ko jëndee mettre ko à leur disposition. toog nañ fi yenn 2 mois yi nga xam ne dañ doon seetaan rek ndax bus bi di am na njëriñ wala amul njëriñ parce que looy def rek aussi bu amul njëriñ jaru nga ci continuer. muy waa maire bi. non pas waa maire bi. nit ñi non xale yi ak parents yi. waa lycée bi ci seen bopp ñoom ñoo def démarche ba gis ma woo ma ne ma dañu bëggoon nga ñëw ñu remercier la ñu féliciter la parce que gis nañ ko ne absentéisme bi wàññeeku na retard yi wàññeeku na coono bi nga xam ne xale bu ñu nekkoon biir classe dañu nekk di nelaw donc loolu yëpp wàññeeku na te résultat yaa ngi commencé yokku. donc ñu ngi gis que ne résultat yi ñu ngi jóg ba tax na que ne ma ne dans ce cas léegi mën naa jàll ci 2e étape bi mooy jëndal leen ay fournitures jëndal leen ay manuels scolaires yi nga xam ne moom la ñu jàngee parce que nit ko aussi bu dee jàng te amul ay outils yu muy jàngee loolu amul njëriñ ma jëndal leen ci mois de février bi 4 tonnes 500 manuels scolaires 4 tonnes 500 manuels scolaires ñu séddale ko tasaare ko dans tous les quartiers de Saly sans exception amul kii moo ànd ak man amul kii àndul ak man donc amul xaj amul seen ñëpp la ñu jël jox ko dans les différents quartiers ku ci nekk. responsable yi ñu yor foofu moom moo woo waa quartier bi ñu génn ku ñëw xool par rapport ak li nga soxla pour looy jànge nga tànn li la ci neex li ci des nga bàyyi ko foofu séddale nañ livre yi daaw ba am na sax yu ci desoon yi nga xam ne jot ñu koo séddale mu ngi fii am na yi nga xam ne egsi nañ pour cette année donc xam naa dinaa ci jot ci biir semaine bi wala au plus tard début semaine prochaine bu boobaa aussi ni ñu defoon boobu yoon rek la ñu defaat nii donc loolu aussi bi ñu xoolee mesurer impact bi ñu dem ba nga xam ne toll nañ ci période bac bi ñu ñëwee ba ci période bac bi defal nañ leen 72 heures de synthèse jël nañu xale ñu nekk ci commune bi yëpp plus de 500 élèves ñu téye leen 3 jours moo doon le 9 le 10 ak le 11 juillet ñu defal leen révision avec les meilleurs professeurs du département loolu pare ci jox leen ravitaillement bu doy pour jour examen yi bi ñu def seen épreuve bac 4 jours épreuve yi
añ ak naan yëpp ñu ñëw leen ko gàdduloon ba tax na que ne ren Saly am na ay résultats yu mucc ayib donc résultats yi Saly am ren ci brevet bi ak ci bac bi Saly bi Saly nekkee commune ba fi ñu toll nii musukaa am léegi ci li nga wax rek par rapport ak am naa ndombol tànk aw ma ndombol tànk bu tax ma def ko donc dama la wax que ne rek loolu amul importance parce que sama yéene la woon déjà au départ te bu ma gisoon ñi fi toog nekkoon ci yoon bi di def li nga xam ne moom laa doon xaar ci ñoom man du ma mës a toog bay def politique voilà bi ma gisee que ne defuñu ko jéem naa ak ñoom sottiwul te am na li nga xam ne mën naa ko def sans autorisation mairie donc loolu moo taxoon ma jënd bus boobu manuel scolaire yooyu ak leneen yëpp yu ma mënti def démarche yu ma mënti def yëpp dama ko def parce que mën naa ko def sans autorisation kenn mais am na li nga xam ne boo ko bëggee def il faut que autorisation lu mel ne delloo si lycée bi biir Saly donc wutaat beneen lycée professionnel lycée technique bi nga xam ne donc ñun fii ñoo ngi nekk dans une station balnéaire métier yi fi gën a bëri métier hôtel la te boo amul lycée bi nga xam ne dina former nit ñi ndaw yi wala benn lycée technique bi nga xam ne dina former suñuy jeunesse ci métier hôtel donc ñeneen ñoo jóge ci àll bi rek ñëw di liggéey ci hôtel ñoom ñu toog di seetaan donc ba tax na que ne donc yéene bi mooy non seulement lycée bi nga xam ne moom la ñu am biir Malicounda ñu delloo si ko biir Saly mais dolliwaat yeneen ñaari lycée bi nga xam ne benn dina nekk lycée professionnel benn nekk lycée technique deuxième bus bi nag donc dañoo gis que ne élèves yi dañoo gën a bëri parce que daaw bi ñu jëndee bus bi benn trajet rek benn tracé la mënoon def mooy am na benn fu muy jógee fu muy déparé dem ci lycée bi mais gis nañ que ne am na ñeneen ñi nga xam ne dañu nekk ci beneen côté bi donc dañu xawoon tumuranke aussi ci côté boobu mu nekk ay sollicitations yi nga xam ne dañ ko jot ci ñoom ba tax na que ne léegi ñu ne nañu dolli beneen bus pour renforcer bus bi nga xam ne moo fi nekkoon mais suñu yéene yemul ci ñaari bus suñu yéene mooy que quartier bu nekk am bisu boppam loolu mooy suñu yéene les 15 quartiers de Saly suñu yéene mooy que quartier bu ci nekk am bisu boppam nga xam ne comme amuñu marché suñu jigéen ñi bus yooyu dina mën a jël bu yóbbu élèves yi ba pare dina mën a ñëw jël si jigéen ñi yóbbu leen macha allah xam naa ak temps bi waa gis nañu wax nga ci éducation bi mais ci santé bi dama ci ñëw tuuti parce que yàlla am na santé bi éducation des jeunes autonomisation des femmes environnement agriculture tourisme et sport mais ma ñëw tuuti ci santé bi dañoo gis nga jënd benn ambulance waaw ambulance bi wax nañ ni da nga ko woo maire bi pour mu ñëw jël si ko mais mu mel ne jël siwu ko te nga jënd ambulance bi te ambulance bi faaw mu dem ci maire yi waaw mën nga ci wax dara tuuti waaw mën naa ci wax lu bëri sax waaw parce que li ci jëkk avant am na lu jiitu ambulance bi te wax ñu tam ci santé bi yow ban voilà am na lu jiitu ambulance bi parce que fii Saly ak tolluwaayam ci àdduna Saly amul fenn fooy dem ci àdduna bi te xamuñu ko man damay tukki lu bëri mais ci à l'occasion de mes voyages damay renseigner wu des fois xam ndax nit ñi xam nañ Sénégal ndax xam nañu bu ñu xamee Sénégal lan lañ xam ci Sénégal mais li ci gën a fës nga xam ne xam nañ ko kooku mënti wax foo mënti dem ci àdduna bi les 200 pays yi nga xam ne ñooy composé le monde foo ci mënti dem di wax que ne xam nañu Mbour xam nañ Saly donc mooy que Saly am na fu mu toll ci àdduna bi tey jii boo fi ñëwee ñu ne la Saly ci ay case de santé la ñu toll ak ay poste de santé amul hôpital de référence donc dafa nekk gàcce bu rëy ci ñun parce que tey jii képp ki nga xam ne ñëw na fi donc mara détail yi am lu la fi jot bu ñu yóbbul Mbour wala ñu yóbbu la Thiès wala ñu rapatrier la à Dakar donc am nañu yaakaar que ne peut-être doo ci mën a génn mais am na poste de santé boo xam ne maire bi def na ko fi quand même am na ñaari poste de santé ak ñetti case de santé mais li ñuy wax mooy que ne tolluwaayu Saly dépassé na poste de santé ak case de santé loolu la ñuy wax moo tax sama ambition mooy que ne relever le plateau médical fexe ba ñu am fi hôpital de référence te pour hôpital de référence boobu man defoon naa ay démarches ba indi fi benn fondation bi ñu tuddee VAMED ñu ngi nekk Italie mais am nañ représentation en Suisse et au Luxembourg ñi nekk Suisse demoon naa ba waxtaan ak ñoom bi mu waxtaan ak ñoom d'accord nañu pour may ñu hôpital ak hélicoptère médicalisé mais bi ñu ñëwee fii maire bi dañoo ngàntal parce que dañ leen ne nañ leen jox xaalis bi bu ñu leen joxul xaalis bi duñu leen bàyyi ñu tabax voilà président de la république wax naa ko démb ci seen plateau proposé na maire bi fi toog ñeenti mbir mooy tëli yi muy mbubboo may na ko ci 7 kilomètres 500 maître Omar Youm bi mu nekkee donc ministre des infrastructures et du transport moom moo piloté woon projet yooyu tëli yooyu moom moo ko fi def moom moo géré tëli yooyu tey jii maire baa ngi koy mbubboo ne ñoom ñoo ko fi def te ñëpp xam nañ que ne du dëgg parce que bokkul ci ay compétences yi nga xam ne maire moo ko yore donc président may ko hôpital may ko lycée
ba pare am na li nga xam ne particularité bi nekk biir Saly mooy dañu am lu ñuy wax SAPCO ki ko géré tey ji mooy maire Richard Toll avant maire Richard Toll bi maire Kolda moo ko doon géré ñoo ñëpp nekk ay nawle léegi ñoom bu ñu mënee gérer seen commune ñëw di gérer genn wàllu commune Saly loolu gàcce la ci moom bi ko président waxee que ne bàyyi sa lii ngay def nga jox ma kenn ku jàng benn cadre doomu Saly ma nommé ko directeur général parce que amuloo compétence yi pour ñu nommer le directeur général mais ñu def le président wala PCA bu boobaa gestion SAPCO bi mu dellu si suñuy loxo ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk Saly mais te président benn mbir rek la doon xaar ci moom mu bañ a présenté wu en candidat en tant que candidat ci élection législative parce que xam na ne amul compétence yi. mais président moo ko fal président falu ko moo ko teg à la tête de liste Benno Bokk Yaakaar. waaw mais loolu beneen affaire la li ma lay wax nii c'était en 2017. pour wax la que ne man indi naa ay partenaires pour ñu tabax fi hôpital. sottiwul parce que moom moo ngantal parce que dafa demandé ñu jël xaalis bi ñuy tabaxee 1,675 millions ñu teg ko ci loxoom ñooñu ne ko ñoom du ñu liggéey noonu dañu am ñu leen yebal te dañu war a di rendre ay comptes amuñu sañ-sañ jël somme bu toll noonu jox ko benn nit dem toog di xaar kooku liggéey bi affaire demee noonu président wàññeeku ne ko dinaa la may hôpital mais renoncer ci sa candidature en tant que député pour nekk député mu bañ. léegi affaire ambulance bi. affaire ambulance bi man lu jiitu ambulance bi jënd naa 13 tonnes 700 matériel médical dama doon wax rek que ne indi naa fi ay partenaires pour ñu tabax hôpital. ma jënd 13 tonnes 700 pour jox ko poste de santé case de santé yi fi nekk samay bagage bu ñu dindee samay bagage ci poste de santé case de santé dara dootu fa desati voilà léegi bi ma paree ci loolu 13 tonnes 700 yi bi ñu ñëwee ba port fii Dakar douanier ne ma góorgóorlu nga parce que doomu Sénégal nga dem indi di pour may ko ay yeneen doomu Sénégal donc ñun dañ koy rafetlu mais droit de douane yi donc pour ñu exonérer la il faut que nga dem ci commune bi nga nekk comme ça ñoom ñu defal la attestation bu ñu defalee attestation comme quoi que ne ñoom ñoo koy réceptionné bu boobaa ñu exonérer la des droits de douane mais dafa bañ. moo bañ loolu tamit. nangu kaa signé attestation ba finalement dama obligé génne sama xaalis fay 4 millions. léegi gis nañu pour ñu dédouaner ko. léegi ambulance bi aussi dafa dem ci même lancé bi. ambulance bi dafa dem ci même lancé. mais ambulance bi gis nañ la nga téye ko sa kër. waaw parce que moom mënuma jël caabi jël ambulance bi dem gaare ko ci maire bi jël caabi sànni leen ko foofu. te moo ko war a réceptionné. moo ko war a réceptionné en tant que premier magistrat de la commune. mais bi yow woo nga ko pour jox ko ambulance bi. woo naa ko pour mu ñëw jël si ko. jëlu ko léegi nga jël ambulance bi téye sa kër. en attendant parce que mënuma ko gaare ci mbedd bi. léegi macha allah ñi ngi jubli ci li nga xam ne mooy élection municipale. gis nañ la nga ànd ak mouvement bi nga xam ne mooy gëm sa bopp. en coalition pour demander li nga xam ne mooy maire bi. léegi yow gannaaw loolu ban xalaat nga am lan ngay xaar ci population Saly pour ñu mën la jox maire bi ngir li nga wax ni bëgg nga ko ci Saly bëgg nga ko def ci Saly. non man bi ma ñëw jafe-jafe askan bi. ñoom ñoo nekk mooy premier pas bi nga xam ne moom ma poussé vers li may def bi ma ñëwee ba toog gis naa que ne Saly manque de beaucoup de choses. manqué na hôpital manqué marché manqué gare routière manqué stade manqué lycée manqué daral yu bëri daal. Saly manqué na ko daanaka. ma dem ne loolu peut-être que amuñu budget bu leen permettre ñu mën ko def. ma fexe ba góorgóorlu ba ñu may ma ay exemplaires budget yi am naa budget bu 2009 2010 ba 2021 yëpp budget yi maa ngi ko téye yi nga xam ne moo doon budget mooy prévision yi am naa budget exécuté yi aussi. voilà te li ëpp importance mooy exécution yi. parce que mën nga def prévision 10 milliards mais bu fekkee ne say taux de recouvrement 50% donc 5 milliards ngay am voilà man nag am naa budget exécution yeeg yëpp. bi ma ci duggee xool gis naa ci ay manquement ak ay luubal yu bëri donc moo ma jox idée ne ma njii xëy na que ne lii moo tax mun ñu defar infrastructure yi nga xam ne population bi loolu la ñu soxla pour mën a am jàmm. bokk na ci moom en personne en tant que maire. ñu daggal ko 142 millions li nga xam ne pour jëmm boppam la 142 millions boo ko dindee ci benn budget donc yaakaaruma ne. dafay des lu bari. voilà donc te 142 millions yooyu utilisation bi lan la mooy carburant pour oto boppam wax ma carburant maire bi de carburant maire bi 100 millions la moom carburant boppam en tant que monsieur le maire 20 millions la. huile moteur bu muy defee vidange 4 millions téléphone portable 4 millions yére muy sol 4 millions 800 lu muy añi frais de mission yeeg yooyu añ hôtel ak yooyu
donc ci ku dëkk Saly donc soxlawul dem hôtel donc bu ñu ko ci dindee donc frais de mission yi donc dafay réduire ci lu muy añi 10 millions autres frais de déplacement ci ki nga xam nga am nga 20 millions carburant mu jëlaat 20 millions autres frais de déplacement maanaam bu dee jël ay taxi ak yooyu donc loolu moo ngi ko évaluer à 20 millions te loolu yëpp mu ngi ci budget baa ngi fi mën na leen ko jox ngeen photo ko waaw ak yeneen yi nga xam ne mu ngi ci biir budget bi donc bu fekkee ne jot bi may nañ ko mën naa ci gën a dugg gën a xuus ba ci biir. xam naa ne loolu daañ ci dana gën a yaatu parce que li nga wax loolu yëpp ñu ngi yore li nga xam ne ñooy document bi mais li ñu bëgg kay mooy yow da nga ànd ak mouvement gëm sa bopp waaw ñu bëggoon xam lan moo la booleeg Bougane ak lan ngay population di xaar Saly di xaar ci yow pour les élections de 2022 waaw man li ma booleeg Bougane mooy que ne élection ren yi élection coalition la amul benn candidature indépendante léegi comme coalition yu mag yi fi nekk Benno Bokk Yaakaar la Wallu Sénégal Yewwi Askan Wi ak Gëm Sa Bopp mooy ñeenti coalition yu mag yi voilà léegi Wallu Sénégal ñoom non Benno Bokk Yaakaar seen récépissé jox nañ ko Ousmane Gueye pour mu représenter leen parce que son excellence monsieur le président de la République moom moo waxoon que ne bépp maire bu nangu ko soutenir ouvertement moom dina ko jox récépissé moom dafa anticiper ci loolu def meeting wax ci kanamu Sénégal yépp que ne moom dafay soutenir son excellence monsieur le président de la République donc loolu moo waral mu jël récépissé mu jox yeneen récépissé yi donc comme nit ki mënul amandoo fukki récépissé donc benn rek nga ci dem Bougane xarit la bu dul dara sax xarit la donc ñu bokk am ay relations yi nga xam ne donc ñoo ko bokk ba tax na que ne bi ma ci commencé waxtaan ak moom mu yaatal ma ubbil ma buntu ne man nag amul benn problème sama récépissé mu ngi nii bu la neexee département beeg commune beeg yëpp dénk naa la ko parce que am naa confiance bu toll noonu ci yow ba tax na tey jii coordonnateur départemental bu Mbour bu Gëm Sa Bopp man la donc ak commune bu Saly aussi mu jox ma confiance pour que ma représenter ko fii ci commune bi. lan ngay xaar nag ci waa Saly ci yow ci élection yi nga xam ne moom lañ jublu ngir li nga xam ne moom nga doon def ci socialement avant nga yor dara looy xaar ci waa Saly. non xam nga affaire bi du wecceeku. c'est-à-dire dama leen di defal pour ngeen defal ma man li ma def ngir yàlla moo taxoon ma koy def. yow da nga yàgg di def social. voilà laataa ngay kiiloo. voilà exactement mais xam nga bu ñu nee élection nga bokk ci mouvement. waa Saly il faut ñu xam ni li ngay def. man li ma bëgg rek ci waa Saly. ñu def ce qu'on appelle le bon choix. te xam naa que waa Saly donc ils étaient privés de beaucoup d'informations lu bëri daf leen dañ ko réere woon mbir. ci li nga xam ne moom la maire bi doon doxee. te li ci gën a bëri maa ngi leen koy leeral. sama intervention yu ci gën a bëri man ci gestion maire bi laa koy accès parce que awma problème personnel ak ñoom muy moom muy ñeneen candidats yi am na ñeneen ñu fi nekkoon ak moom tey jii dañu dem boole seen doole pour combattre ma parce que ñoom ñoo fi nekk ndoon démb ak barki démb di xeexante di saagante di waxante wax yu ñaaw a ñaaw tey jii bu ma ñëwee ne cëpp ñu xool que ni peut-être que am naa chance yëpp pour génn ci ñoom ñu daal di daw ñu dajaloo ñu nekk benn donc mooy ñi fi nekkoon ñëpp. ñoo dem ci moom. waaw léegi lan ngay tàggatoo ak Sénégal ñi lay seetaan à travers Jàmm TV ba pare nga tëjawaale ko ci li nga xam mooy art et culture parce que on ne peut pas parler de Saly sans art et culture. daal li ngay tàggatoo ak ñi lay seetaan ak à travers Jàmm TV. waaw léegi daal di sant ñëpp di gërëm ñëpp. voilà di remercier waa mouvement ànd booloo defar Saly. ñoom ñi nga xam ne yàlla ak ñoom ak seen cappateef moo tax ñu egsi fii parce que man bi may ñëw di dugg ci politique man dong la wéetoon naa mais yàlla ak seen taxaw ak seen liggéey ak seen xarañte donc fexe na ba Saly ñëpp dégg mouvement ànd booloo defar Saly ba Saly yëpp jox seen bopp ànd booloo defar Saly amul benn commune biir Saly bi nga xam ne di nga fa dem wax Amadou Bella Diallo wala mouvement ànd booloo defar Saly bi nga xam ne donc duñu la wuyu donc comme ni nga ko waxee rek dañu nekk ci benn station balnéaire donc station balnéaire nag lu koy doxal mooy tourisme culture donc mais loolu yëpp nekk li nga xam ne dafa raflé fii du dafa raflé au sens où amuñu ay artistes amuñu ñi nga xam ne ñoo ko mën a doxal ñu ngi fii mais li manqué mooy que ñu jël leen rek boole leen donc ñoom ñu waxtaan seen biir donc jéem a créer benn programme bi nga xam ne dinañ ko mën a jox maire bi appuyer leen ci pour ñu mën a dem mais tey jii subvention yi nga xam ne dañ ko war a jox sax donc difficilement
lañ koy jox te lu ci gën a bëri dañuy jàng dañuy jox ñii duñu jox ñii. macha allah looy wax nag ci Jàmm TV. Jàmm TV di kontaan ci ñoom rek et puis di kontaan ci seen déplacement parce que yombul. donc ngeen nekk Dakar jóge Dakar bàyyi seen yitte yëpp ñëw ba fii Saly seet si ma. donc ma leen ciy remercier bu baax a baax. di ñaan yàlla Jàmm TV donc gën a continuer ba àdduna yëpp di am soxla ci yéen. kon ñu ngi lay jox rendez-vous dans quelques mois. incha allah bu ñu ci dellusiwaatee. amul problème. ok merci. d'accord jërëjëf.